diwaanu Kaolack jot na askan wi kenn ku nekk di ko séddu ci candidat yi war a jël bokk moomeel bi ngir jiite ko ci atum 2022 lépp dina leer ci seen biir émission lang gi 16h ba 17h bés bu yàlla sàkk dina langal képp kuy candidat te fëgg sa dënn di laaj diwaanu Kaolack moo xam opposant la wala ki nekk ci parti au pouvoir bi candidat bi wala ay jegeñaaleem ci seen biir émission lang gi lépp ci lay leeree ay lang gi ci Alfayda FM ngeen di ko am diirub campagne bi yépp bés bu yàlla sàkk lay doon 16h ba 17h ñu di ci dalal kàngamu politique yi xam-xam fi lay feeñ luy suqali Kaolack fi lay feeñ kan moo nar a riigu ci biir chaise bi nekk ci hôtel de ville bu Kaolack topp leen ñu ci biir émission lang gi 16h ba 17h bés bu yàlla sàkk ci diirub campagne bi ñu baraste ko wutali 23 janvier atum 2022 cey 23 janvier cey émission lang gi ay Alfayda FM lang gi fépp foo mënti nekk ci biir commune ak département bu Kaolack ku bëgg a leeral say mbir sa digganteeg sa askan jaaral ci lang gi li lëndëmoon lépp danan ko fang émission lang gi daal moom la askan wi di xaar ngir tànn seen mbër ci campagne électorale bi. samedi juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2022 mbokk yi dalee nag jàmm comme ni ko Cheikh Ahmed Tidiane Diagne waxee ci bande annonce bi chose promise égale chose due alors yegg si nan ñu ci li nga xamante ni moom mooy numéro bu njëkk ci langue gi ni ko Alfayda di defee ci diiru campagne électorale bi yëpp ba ñuy àgg ca ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ñuy jaajëfal mbokk ñuy bàyyi xel ci biir réew mi ak ca bitim réew ci www.radialfayda.net ngërëm ak cant ñeent leen ak ñi ñuy bàyyi xel également ci doon Sine Saloum ak li ko wër ñeneen ñi dañuy bàyyi xel ci mbooleem plateforme digitale bu rajo Alfayda ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax moo xam ci YouTube ak yeneen plateforme digitale yëpp ñu ngi leen di ñuy suivre foofu ñu ngi leen di remercier bu baax a baax Wali Majas nekk ci partie technique bi réalisation El Hadji Ibrahima Gaye ci kaddu gi Serigne Moussa Kane tey nag langue gi si numéro bu njëkk bi nag ñu dalal kenn ci doomu Kaolack gi nga xamante ni dafay laaj li nga xamante ni moom mooy bokk moomeel bi ci li nga xamante ni moom mooy local 2022 yi ñu nekk des na ko présenté ngir ñenn ñi nga xamante ni jotuñu koo xam ñu gën a xamalante ki nga xamante ni moom la ñuy wax Fadel Barro bi nga xamante ni doomu Kaolack la juddoo fii ci Kaolack jàng fa mu war a jàngee am ay lijaasam daal di dem fi nga xamante ni moom mooy université mëbatoon moom nekkoon mu nekk avocat waaye nag mu mujj wéere ji ci li nga xamante ni moom mooy wàllum taskatu xibaar jaare fa nekk rédacteur en chef nekk ci journal bu mag boobu di la Gazette jóge fa daal di dugg ci li nga xamante ni moom mooy langue politique yi waaye laata loolu xam nañ ko tamit ci mouvement bu mag bi di Y'en a marre mu bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko taxawal fii ci Sénégal mu am ay événement ak yu bëri yoo xamante ni ànd nañ ci ak askan wi ci xeex li nga xamante ni moom mooy seen i àq ak seen yelleef ñu fàttaliku rek seen ndaje ak Laurent Fabius di ministre des affaires étrangères ca atum 2012 at ba ca toppaat kii di Barack Obama ca 2013 daal di dajeek ñii di Fadel Barro ak ay ñoom foofu ca Gorée ñu waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni moom la xale yi ndaw yi continent africain bi am rawatina yu Sénégal yi Fadel Barro moo nekk sunu gan tey ci biir langue gi numéro bu njëkk jëm ci 23 janvier bu fekkee présentation bi des na monsieur Barro nga nuyoog bokk rajo Alfayda auditeurs yi ak auditrices yi. Aouzubillah bismillahi rahmaani rahim maa ngi tàmbali fii ci rajo Alfayda fii ci Medina Baye nekk bés bu njëkk ci campagne toujours ma am cawarte ak mbégte bu may tàmbali dara mu tàmbali fii ndax di fuglu ci barke bi fi nekk wax ci ñu fi wax ngir Kaolack soppi melokaan gën a naat ñu gën ko xàmmee ba nga xam ni tur bi mu am ci àdduna tur bi mu am ci Afrique ngir ci pays bii ñu nekk di Medina Baye tur boobu meloom niru ko jëmmam niru ko ndax tey dafa mel ni tur bi fu mu yegg boo ñëwee ci dëkk bi doo gis melokaan bi ci ni mu la gënalee ak jëmmam donc li ñuy wax fii ci Alfayda di ko tàmbalee émission bi yàlla na nekk njëriñ ñëwal Kaolack parce que en définitive bu ñu demee ba le 23 li gën rek lay yàlla di def te lu muy def it danañ gën ne bii paa doomu Kaolack yi danañu ràññee bu baax ne seeni doom jóg nañ très bien présentation bi amul la loo ci yokk ci Fadel Barro
bon présentation bi li nga xam ne Kaolack yi war nañu ko xam. pour man te mu mun leen amal njëriñ ci campagne bi mu dana tax ñu xam ñan ñoo jóg. damay naan ginnaaw bu ñu jugee ci Y'en a marre. man dëgg la journalisme laa jàng. ak communication. fii laa jàngee. Daara yaa na fi. parce que su ma ñëwee tamit Alfayda fokk Allah fokk Daara yaa na fi ma dalal alxuraan. maa ngi koy nuyu Niass. ma mottalee ci As Thiam. ak Tafa Mbaye. ok ñoom it maa ngi leen di jox seen wàccuwaay. loolu baax na ñu wax ko ci présentation bi ndax ñun fii ci mbir lañ tàmm. très bien balaa ñu doon dugg école dañu njëkkee ci daara ji. Valdiodio Ndiaye laa jàngee lycée Valdiodio Ndiaye. CS1 laa def. ok ak lycée Valdiodio Ndiaye bu Kaolack. loolu jar na xam. bokk ci génération bi nga xam ne tey jii bu ma ñëwee ci lycée ba fekk ñu tracé miir. diggante CS1 ak lycée Valdiodio Ndiaye. man dinaa bokk ci ñi nga xam ne dañu am fierté. ne ci suñ jamono lañ doon grève ba loolu am fa. pour ñu defaraat aussi laboratoire yi. très bien loolu moo ko forombee sama xol dina ci sedd. mango ya ne lycée Valdiodio Ndiaye. ca CES ba. suñu jamono ak taba yi. da daan ñor. ndax dañu organiser woon ba fekk xale yi. ñu ne lu tax bu commencé verte rek ñëpp dagg ko lekk ko bii paa dinañ fexe ba mu ñor ñëpp jot ci bu doo jëriñ. loolu it moom daa li nga xam ne jaar-jaar la. ci Kaolack. très bien. buñ jógee ci Y'en a marre balaa ma cay dugg ak daf fekk ma dugg ci journalisme. yàgg ci. jaar le quotidien d'abord. ca njëlbeenam. après ñu dem la Gazette. balaa ñuy dem fële nga xam ni keroog bu ñu judd Y'en a marre juddoo. ñu sosee ko sama nekk. ma nekk ci njàmbat moomu. mu nekkoon ma xaama xaal parce que dañoo xaal rek jug ne Y'en a marre. ndax boobu li dañoo maaroon ci li fi ne. te ginnaaw Ablaye Wade bi ko représenté woon dañ maaroon ci ndaw yi banque seen yoxo rek. dinañ attaay naan dëkk bi dina baax. ñu ne nañ jóg. bañ ci jógee mu nekk jàmbat goo xam ne yàlla def na ci barke. ba li nga wax sànq yuuxu boobu moo indi Barack Obama mu ñëw taxaw di wax ak ñun. di ñu laaj suñu xalaat. ak képp ku moo fi jëlee Ablaye Wade. tey jii nag ñuy tàmbali beneen jóg. jóg boobu nag ñu tuddee ko jàmmi gox yi parce que loolu mooy li am solo. tuddee ko jàmm. ndax dañ jàpp ne ñun Sénégal ak Kaolack dañu ko dig. bañ juddoo ba léegi dañoo dig nañu dëkk bii ngeen nekk. dafa nekk ci kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kër googu nag buñ demee ba gis ne. dëkk bi nga xam ne mooy li ma la wax sànq si njëlbeen. di Kaolack gii. boo ñëwee nga xool jëmmam ji ni mu mel. xorom si di ko lekk. di dugg si. boo taxawaan fii ci saam ngay xool ba Ndorong. lépp salañ la woon. tey tan bi di dugg. ba nga xam ne boo taxawee si julleekaay bi noor boo ñamee suuf si mu saf xorom. ma ne kañ la yegg si ci jumaa ji. ndax dañuy toog xaar ko ba mu yegg si. wala dañ ciy jóg. très bien ba ñuy gone suñ Kaolack googu. ñu ne ndax loolu jàmm la ñu ne loolu du jàmm. ba ñuy gone Kaolack xam ni ndox juróomi dërëm la fi daan jar. tey boo jëndee fukki dërëmu ndox doo ci màndi. ndax loolu jàmm la. ñu ne du jàmm war nañ ko taxaw ñu waxtaanee ko. très bien. ba ñuy gone dañ doon gis nit di jógee fu nekk di ñëw Kaolack di fi ut liggéey. tey boo nekkee ci biir Kaolack nga bëgg liggéey da ngay dem bitim Kaolack ndax liggéey bi fi gën a dox. ci ndaw ñi. du lu ma du dama leen xarab de. waaye dawal Jakarta la. waaye te dawalum Jakarta. contre ma ko. waaye doo ci retraité. doo ci tabax kër wala dina jafe. bu sa jabar feebaree problème la. boo bëggee accident bu la ci fekkee problème la. boo ci bëggee samp kër problème la. ma gis ay candidats yu taxaw di diggat xale yi yeneen Jakarta. ma ne lii du jàmm. ok yaa ngi may dégg. boo demee ci ponk boo nekk rek Kaolack nekkoon dëkk boo xam ne. nekk daf ko nekk ba léegi ndaxte barkee ngi fi. possibilité yi mu am yëpp su ma dëkk boobu nga xam ne yàlla def na ni. mooy sama awalu mooy sama aaxiru. ndax fii laa juddoo. te bu ma deewee it Médina Baye gii lañ may suul. ma gis mu mel ci anam boobu. ma xam tur bu mu am. xam possibilité ak mën-mën yi mu am. rien que fii rek bu ñu exploité woon à partir de fi ñu nekk nii. boobu baa nag jóg na ñu sos mouvement tuddee ko jàmmi gox yi. dañ koy sosee nag. du man rek. dañ ñëw ci Kaolack gis ci ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ci ay doon góorgóorlu di yëngatu. ñu mel ni xippil xool. ñu mel ni action Kaolack. ñu mel ni PESEC et cetera ñoo xam ne. ak ay kuréelu jigéen. yoo xam ne ñu ngi kërti ci seen koñ yi. ak seen mën-mën. pour yëngal yëf yi pour mu soppeeku. waaye dañuy gis ne jamono ju nekk rek
politicien ak borom alal dina ñëw rek ne topp leen sama ginnaaw ñu topp ko mu baatarawaat carte gi ñi même nit ñi nekkoon ci conseil yi dellusiwaat ci conseil yi. te dara du soppeeku. bii paa ñu ne ci jàmmi gox yi. dootuñ aajoote ci kujje dootuñ aajoote ci opposition. ci pouvoir. ci nguur. waaye dañuy jël aajo ci ndawu Kaolack yooyu ñu boole association yooyu ba mu toll ci fanweer lañu woon waaye léegi toll na si lu ëpp juróom-ñaar fukk. ñoo samp jàmmi gox yi ut seen 15 millions teg. ne bii paa ndawu Kaolack yi danañ wane ne Kaolack dootul jàmbati doom ju baax. loolu moo waral jàmmi gox yi sama lu may ajouté loolu lay ajouté ci présentation bi ndax tey dama fi taxaw ci ndaw. jàmmi gox yi Kaolack. waaye du ndaw Y'en a marre du ndaw leneen. candidat boobu moo fi toog. candidat wu jàmmi gox yi ci ba récépissé ngeen demee. ba ñu tàmbalee dafa am lu loi bi laaj. ñu ne ñu bu ngeen buggee def dañu bëggoon suñu liste citoyenne. mais dañ doon ragal ñu dem ba ci biir. comme dañu xam nan naka la ñuy naxee toujours nan la ñuy téye ñu mel ni ñun. boo indee ay liste boo defee dañ lay laaj non seulement 15 millions yi. waaye dañ lay laaj ay signature yooyu bu leen neexee ñu ne la bii baax na bii baaxut ñu forclos sa liste. ñu demoon uti ñaari récépissé. benn bi alliance citoyenne la tudd ma nga fële ci benn waay bu nekk Thiès. beneen bi benn sa kaw la quoi bu nekk fii. moo ñu abal récépissé dem na ba ci biir mu génn waaye joxe woon na kàddu ba pare. daf di nag ci li may leeral ci loolu. bu ma sañoon sama récépissé boobu Médina Baye gii lay génnee wala ci Kaolack ndangaan gi bu may dem ba Léona wala faneen di uti ba Thiès Kaolack gi Médina gi am na ñu fi nekk am récépissé ci ñoom laa njëkkee ju samay nijaay waaye ba ma demee. parloo politique ak ragal nguur. ak aussi je le comprends. tax na ñu ne ñun kat am na fu nekk ba pare ma nangul leen ko. waaye damay ndaw bëggoon na di puukareewoo. ne ci dëkk bi laa jëlee récépissé. très bien waaye ba ma ko amulee. malheureusement dem naa uti ko nag. ñu am ko ñaar abal ñu seen récépissé yi. ndax ñu samp suñu jàmmi gox yi. waaye yemuñ ci. ndax si jamono yooyu kenn gëmul woon ne ñun danañ bokk ci élection yi. waaye fexe nañu ñu laaj ñu 15 millions. ñu indi def nañ sax beneen 15 millions muy 30 ndaxte am na yeneen liste yu aajo ci ñun. ci yeneen gox-goxaat ci biir réew mi. yoo xam ne ci ñun lañ aajo ñun ñoo leen abal pour ñu mun a bokk ci élection yi. parce que suñu cotisation yi ñu laaj ñu àlla foog ngeen am couleur ñu jël bleu. di ci fuglu asamaan bu demee di ci yóotu. asamaan bu demee ba leer ba jàmm am. bleu boobu muy bleu. moom la ñu yëkkatiku boobu la ñu ciy ut ci Kaolack. très bien ñu laaj ñu mandarga parce que yooyu yëpp dafa am solo ci élection. ñu ne gis nga fii ay boppu fas. gis ngañ fi ay gayndeek lu nekk. Sénégal ba muy indépendance ba léegi ñu ngi wañ a doole. te teewul tubaab bu ñu noot ginaar la. ñu ne nañ delloo si xel. ñu jël picc sëriñ maanaam picc ramatu nga xam ne yonent moo ko tuddee rahmatu. muy maanaam picc yërmande. moom la ñu jël mu nekk suñu mandarga. mooy bleu bi ni rek asamaan. ñu bind si jàmmi gox yi. ak piccum ramatu bi weex bi. ci digg bi moom lañ jëlee mandarga ñun yooyu la ñu demee élection yi ci fii ci Kaolack. alors fii ci Kaolack ba ngeen demee ci élection yi. wax nga ko sànq lu ëpp juróom-ñaar fukki association. ñoo boole daal di def li nga xamante ni moom mooy jàmm gox yi. bañ ko defee yow la ñu tàbb jiital ko ci li nga xamante ni moom mooy ci commune bi. waaw parce que bu ñu toogee tooguñu rek parce que dañu ne ni rek Fadel Barro moo fi lii wala moo fi laa dañ toog ñu waxtaanee programme. ñu am programme boo xam ne. ñu ngi ko ubbee ci ñett tànk la. bu njëkk bi. mooy dox jàmm. deuxième bi élément bi mooy naatal. ñetteel bi di yëkkatiku. dox jàmm naatal ak yëkkatiku. dox jàmm ndax lan. li ma la fi wax yëpp ci jàmbat Kaolack nekk ko. àlla fokk première phase bi maanaam juróom benn weer yu njëkk yi. ba at sax bu ñu gañee mairie bi ñu te danañ ko gañee incha allah. ñu nag waa Kaolack yi mairie Kaolack bi danañu dem suñu équipe municipale bi dina dugg ci bépp gox-goxaat lu mu xat ci Kaolack. ak fépp fuy Kaolack waa di yëngatu. pour ñu def lu ñuy woowee diagnostic maanaam xool fan la Kaolack toll. xool pexe yi fi am. xool ñu ciy góorgóorlu ngi ak ñu indi pexe. très bien xam nga lu tax day mel ni assise parce que Kaolack tey ji amuñu un programme commun. boo xam ne dañu naan lii c'est le rêve Kaolack yi ci di lañ d'accord.
dañu bëgg. ñu am fu ñu nattee bu ñu faloo. ak kii ñëw ëllëg sax mu am lu ñu ko nattee ne Kaolack waaye d'accord nañ ci lii. te comme kenn xamut mais ñëpp bu ñu booloo am nañ xam-xam bu fa mën a génn. dañu bëgg li fi xew tey nga dem ci hôpital bu mel ni case de santé bi nekk bu ñu woowee case bu ñaa case de santé bu Diagne fële ci dañ fay defee case de santé bu ñaa nekk fële bu coofak bi. ci daa Fass Cheikh Tidiane. maire bi fi nekkoon xamutoon fu mu nekk maire bi. am na candidat yoo xam ne man maa ko génnee ci internet bi ñu daw dem di ko seeti loolu dafa war a jeex Kaolack. bu ñu la falee maire yow ak sa équipe. da ngeen war a dugg fépp fu Kaolack waa nekk. ñu dem xool possibilité yi. bu dul dara suufu Kaolack bi ñu évaluer ko. xool lu ñu am lu ñu dese ak lu ñu amut. ñu dajale ko yëpp xool xam lu ñu am ba d'accord ci dara ngir Kaolack nekk dëkk bu gën a set ci Afrique mun na nekk. ngir Kaolack nekk dëkk bi gën a naat. ci Kaolack. deuxième bi bu ñu amee plan boobu ba commencé deuxième projet bi mooy naatal. luy naatal. naatal mooy regrouper suñu programme économique. suñu programme culturel. suñu programme sanitaire. suñu programme sportif suñu programme demet ci lépp. lépp dafa aajo ci naatal boobu. ginnaaw bu ñu xamee lu ñu am ak lu ñu amul. ginnaaw bu ñu xamee ci li nga xam ne moom la ñu fan lañu ba bu ñu d'accordé ci fan lañu jëm. ñu dugg ci phase naatal boobu. gis nga phase naatal boobu nag suñu programme ci loolu. bi ci njëkk ci économie ak ci njàng meeg njàngale bi dafa am lu ñuy woowee dama siy jukkil tuuti rek dafa am lu ñuy woowee. école lu beneen chance. école seconde chance. école seconde chance. école lu beneen chance. bu ñu waxee école lu beneen chance yi lu ci jublu mooy dafa bëri xale yu jàng. ba pare te yegg troisième bàyyi jàng seen njàng yàqu ci yoon bi. te duñu am benn métier. bëri fii ma dëkk ci mbir na ay xale yu tari alxuraan ba pare. bu ñu paree duñu am métier. wala dañuy demaat jàngi métier. yooyu yëpp nag la ñu bëgg am école boo xam ne école formation lay nekk. ci ay métiers yu fasantikoo ñu indi ko ci jëlee ko fu nekk ci àdduna bi indi ko fi wàccee ko fi. ndawu Kaolack ñu den ci former. ba nga xam ne bu ñu génnee ci loolu ñu dugal leen ci lu ñuy wooyee les ateliers municipaux ateliers yooyu. ay incubateur la ci tubaab. dañuy jël xale yi. di leen encadrer ginnaaw bu ñu amee métier. di leen organiser pour que ñu mun a am pour que li ñu nekk li ñu choisir comme métier. ñu accompagner leen si ba mu nekk ba ñu mun a am seen société bopp seen entreprise bopp mu dem. xale yi ñu rendre leen indépendant au lieu que ñu bàyyi leen ci yëfu ci dawalum Jakarta bi di leen ci maintenir ci misérabilité ci vulnérabilité boobu. gis nga loolu dama la ci jox benn exemple ci atelier yi lu mën a nekk. dañu ne mbaxana Awsa yi tey foo dem ci Sénégal ñu ngi koy sol. lu tax ñu di ko sol Medina Baye gi lañ ko gisee Kaolack la jógee. naka la ñuy jëlee loolu. ñu jël fi ay xale formé leen jël ay Awsa indi leen Nigéria wala ñu jël xale yóbbu leen Nigéria ñu jàngal leen nu ñu koy defee. parce que tey jii mbaxana yooyu ñëw nekk nga koy wut ci àdduna. et pourtant Chine lay jugee wala mu jugee Nigéria ñun an fan lañ koy defaree. bu ñu utalee Kaolack atelier yoo xam ne xale yi nañ ko mën a defar. ñu jàng tailleur yi ñëw ñu formé xale yi ñiy defar tissu bi ràbb la. tissu ràbb la. bañ mun ko fi def mu ay made in Kaolack. ñu koy jaay ci aéroport àdduna bi di ko jaay ci aéroport Dakar mais boo ñëwee boutique boo ñëwee Médina di fa ziyaare ji. nga jënd fa mbaxana bu ñu defaree Médina Baye. loolu rek dina mun na créer ay métiers. benn la ci. boo ñëwee aussi am na lu ñu fiy wooyee ci suñu programme ba tey atelier Mamdine Haroun pour rendre hommage à Mandine Goumbala mi fi nekkoon. transporteur bu mag. ak Ili Haroun bi nga xam ne moo fi njëkk a créé Sotracos. gis nga loolu bu ñu ko defee. danañu. Mamdine Haroun. waaw noonu lañ ko tuddee. atelier yooyu dañu bëgg. xam nga léegi tey nit dëkk da nga koy tàccul muy ñëw. xam nga Kaolack mi ngi màgg de toute façon. tey jii boo demee da gis ne Fass Cheikh Tidiane bu ñu ci toogee tuuti mu yegg di biir ñolaaneem. mais à la budde train bi kii bii ñëw ni ñu ko waxeeti autoroute à péage bi. léegi mu yegg si Kaolack te bu yegg see da war a day continuer Gossas. day continuer dem Tamba. donc àlla fokk ñoom voie de contournement. zone yooyu noonu. duñ def li ñenn ñi def laaj fa 30 hectares pour def port sec te kenn def ko seen tour dinaa ci ñëwaat. mais dañuy ñëw ñun def fa ay ateliers yoo xam ne danañ fexe négocier ak concessionnaires yi ay automobiles yi. ba nga xam ne képp ku soxla pièce détachée ci biir Afrique yëpp. Afrique de l'Ouest gi Kaolack nga koy utisee ndax Kaolack am na vocation bi. suñu atelier ba tey boo demee marché Sobante. xale yi nuñ xarañee ci ubbi téléphone di ko defar. te ñenn ñi amuñ sax formation. ñun bu ñu demee négocier ak ay Samsung ay Tecno ay iPhone négocier ak concessionnaire ba defarkatu téléphone yooyu ba Kaolack nekk centre bu ñuy réparer téléphone portable yi fii ci Sénégal ak ci biir Afrique yëpp
danañ mën a fuglu xale yi dugal leen ci yeneen métiers yu bees ba ñu mën a génn ci métiers yu précaires yi ñu doon dawal Jakarta waaye programme boobu culture économique boobu li ci ëpp solo. fii la ci Médina Baye. ok parce que potentiel touristique gu Médina Baye ba léegi Sénégal sax mesuré wuñu ko. ok ñun bu ñu discuter suñuy partenaire américain ñuy waxtaan ñi def prévision yi dem ci internet bi xool possibilité Médina ci dëkk boo xam ne lu mu tuuti ci biir Afrique juróom-ñett fukki millions maanaam 80 millions de personnes jox nañ ko bopp. ñu def simulation bi ci internet bi xool ñooñu naka ndax leen intéressé ndax dën nañu bëgg a ñëw xam nga lan lañ jot ci intention wu ñëw. ok 700 personnes maanaam juróom-ñaar téeméer ba juróom-ñett téeméeri nit ñoo xam ne am nañ yéene buñ mënoon a ñëw Médina Baye semaine bu jot danañ ko def naka lañ koy accompagner ci économie. ak ci infrastructure. ba nga xam ni loolu waxuma la sax Kaolack gépp dinañ ci jëriñu waaye Sénégal gépp dinañ ci mën a jëriñu te ñëpp bokk ko nag. mu bañ a nekk benn borom alal bu ñëw ne man maa koy def man kenn lu ci ruus ci sama poste laa koy def. là da ngay dugg maa ngi sama déjà problème économique ci biir. mais bu ma la bëggee dugal si projet économique boobu foog ma indi la tuuti cosaan. alla fokk nit ñi xam ni Kaolack bu ñuy tabax ville Kaolack pont Noiro bii lu tax ñu tuddee ko Noiro parce que chef de canton bi Foundiougne la nekkoon. mais léegi tuddatul pont Noiro. déglu ma rek. gis nga chef de canton bi moo tuddoon Noiro. mu gis ne bateau yi bu fekkee dañu yare yam Foundiougne duñu am ville bu mën a ubbeeku ci biir Afrique mu ñëw ba foofu créer fa pont pour ubbi Kaolack ci sud bi. pont boobu la ñu tuddee woon pont moom ko taxoon ñu tuddee njëkk ko tuddee pont Noiro te tur bi lang ba léegi. Noiro boobu la. ok mu wàqi géej. bi mu wàqee géej gi pour defar port ñu exploiter sel maanaam xorom si gerte gi ak it dagg suñu bant yi yaa ngi fàttaliku Verlaine société bu nekkoon fële ci boor ginnaaw garage Nioro. doon dagg bant yi di yóbbu ci di ko teg ci saxaar gi. ok économie Kaolack dafa reposé woon ci loolu gaar bi ak port bi tey dañ ko rey ba mu dee. ñaar yëpp amatul. te nag mun nañ ko dellu sil comment. xam nga lan dafa la supposé ñaari yëf ñu am ay doomu Kaolack yoo xam ne ci Kaolack duñ ci déglu président de la république duñ ci déglu kenn duñ ci déglu parti. loolu dina jafe de Baro. day fekk rek Kaolackaay dasay gëm seen bopp parce que Kaolack bu ñu tënk takku def benn amul lu ñu mënta am. waaw mais nan ngay defaree loolu te doo déglu président de la république doo déglu gouvernement. non Kaolack ba muy baax. dañu amoon ay leader politique yoo xam ne bu ñu génnee dem Dakar. ñu xam ne ñii Kaolack ñaasu kanam la du tus nga loowuñu ko. ndax intérêt Kaolack lañu daan jiital. mais tey jii da ngay dem suñu njiit yi fi nekk bu ñu demee Dakar doo sax xàmmee ku ciy ministre Kaolack ku ci dul ministre Kaolack bu ñu demee assemblée nationale di wax doo xàmmee ku ciy député Kaolack ku ci dul député Kaolack. ndax lan dañuy aajo trop di déglu seen parti politique yi plus que lu ñuy déglu intérêt population waa Kaolack may ma tuuti rek ma wax la loolu lu tax. vas-y. lu tax wàqiwuñu géeju Kaolack bi. Serigne Mboup bi mu ne dafay def kii bi mu nekk bu mu soxlaa chambre de commerce bu Kaolack. lan la waxoon dafa jëloon juróomi engagement. wàqi géej gi port bi ñëw ñu defar port sec ñu jox ko 30 hectares fële ca nu mu tudd. Mbadakhoune ba léegi kenn xamut la ñuy jëriñ si ji raxma ci hôpitalu ci marché Médina bi moom la def foofu parce que turam la ko def kenn xamut ci turu ba lan lañ kenn xamut ci kan turam kan la ko def. ci seen la ko def. mu ne woon dina indi yeneen engagement yi sax benn rek moo ci intéressé bi nga xam ne cœur de du affaire sax cœur de ville dinaa si ñëwaat. waaye port bi lu tax wàqiwuñ ko. wàqi waagoon. indi woon nañ ci machine yi delloo. bateau yi ñëwoon nañ. parce que waa Benno Bokk Yaakaar te moom comme ci Macky Sall la aajo seen vision ci Kaolack mooy dagg ci économie Kaolack may ko Fatick ndax Fatick suqaliku tuuti looloo tax ñu dem pont bi njëkk a def fële ca Daxongaan pont wu Foundiougne bi. waaw dagg na économie bu daan jógee Dakar di jaar Kaolack pour dem Banjul ñu jaarale ko Fatick ak Foundiougne mu romb Kaolack. pour mu des Kaolack fa Fatick. pour ñu may tuuti Fatick. ok yemu ca. bateau yu waroon a mun a ñëw bu ñu wàqi woon géej gii ñu wàqi leen Daxongaan ñu des fa pour ñu may tuuti Fatick lu mu dundee loolu mooy vision wu waa Sénégal émergent ak Benno Bokk Yaakaar te Serigne mënut a def lu yées lu Macky Sall àndul. ndax moo ko jox ndigal mu ñëw inscrire Kaolack. ok moo tax dafa jot Kaolackaay xam seen bopp xam ne alal yu ñu leen munti di tuur xam ne lépp lu ñu leen munti di jaay am na ñoo xam ne yenn yi sa waay tëbtal taxul doomu lëg matte. yàgg nañu fi ndar milliardaire te dimbaliwuñ ñu tey nag bu ñu demee ba soxla Kaolack di jaay nañu ñoo fi gën a baax dinañ defar école yi dinañ def lii ñun école Médina bii
école arabe bi Taalibe Baye ak fond Médina Baye lañ fa tabax kenn tabaxagul fa lu ni mel. donc mënuñu jaaxal. mais tey buñ ñu soxlaa daw ñëw ne mel nañu ñun faale nañ leen ñun tey lañ leen tal ñun yéen la gën a baax dafa jot moo tax jàmmi gox yi jug doomu Kaolack yi jug xam ne seen doom yi màgg nañu te dañu bëgg nangu suñu dëkk ñun ndawu Kaolack yi ñu defar ko. Fadel si sa biir programme bi ngay wax nii dafa mel ni ci côté économie bi rek yow la jàmmi gox bi gën a reposé wu. xaaral ma ñëwal la léegi ci sport ak aménagement du territoire. xam nga nee naa la fële. boo demee gis démb wane naa ko d'ailleurs gis nga boo demee ci boulevard yooyu nga xam ne fa la bustaan. ci fukki bi nekkoon. garage Dakar bu njëkk ba. te nga xam ne ay bustaan ndaali ba HLM ak xandaalu foog naa équipe yu bëri ñu ngi ci presque 11 ASC ñu ngi dépendre ci terrain yooyu noonu di fa fubalee. waaw te tey jii am benn doomu Kaolack boo xam ne mu ngi ci liste Serigne Boub bi. waaw di laat baabu commencé ko tabax di ko def moomeelam te askan bi yëpp bokk ko ñun dañu ne foofu buñ ci jotee. ci mairie bi. danañ fexe ba boulevard boobu ñu déjee ko ndaw ñi. mu nekk ay terrain sport. ay terrain wu basket football handball lutte rugby ba nga xam ne Kaolack dina dundaat sur le plan sportif. ba pare mu nekk boulevard bu gën a naat nekk exemple ci lu Kaolack mun a wan adduna bi ne bu ñu jugee mun nañ ko defar. ñaareel bi. gis nga boo demee fii ci ginnaaw jumaa ji. nga xot jugee fii boobu la neexee sax nga daggee ko ndar gu ndaw. ngay dem noonu topp tan boobu. waaw mu dem ba presque yegg na ñolaaneem. tey lan la moo fa nekk ndox la waaye mbalit la. ñun ci aménagement ci Kaolack dañu bëgg ci gis nga doxantu bu gudd boobu buñ dindee mbalit bi ba mu set def fa ay garab yu mun a dog nekk ci xorom si mun a dund ak xorom si teg fa ay banc def fa ay doxantukaay ba dëkk bi ku génn bëgg a wirdu am bëgg a doxantu ci jàmm def fa ay lambam leer naññ guddeeg bëccëg suba ngoon mag ñi dafa mun dem di doxantu ba pare di nakki air bu baax ndax ndox mi nga xam ne mi ngi fay nekk te kenn mënu ko jege ndax finalement dafa mujj xeeñ ñu def ko ba nit ñi mën a dëkk ak moom ci jàmm. kon promenade des Kaolack la foofu nga ko bëgg a def. am balaat. ok di Tidiane sax laay wax parce que gars yi bu ñuy laajum suba si ak ngoon gi dañ fa mun di doxantu. très bien noonu laa koy tuddee. fële nekk air. fii nekk balaat. fee nekk air de déjee fii nekk doxantookaay ñi nga xam ne dañuy xëy di laazim. affaire yoolu beneen affaire bi ëpp solo ci loolu. mooy que Allah fokk ñu jug ci bu tawee tuuti suñu yaay yi amatuñu jàmm. sama xel dem na ci suma benn yaay bëgguma sax tudd turam fii ci ginnaaw jumaa ji Fass Cheikh Tidiane. ok sama yaay Fass bu tawee bu nawet jotee rek nit ñi nakkatuñ ci jàmm. boo mënta luwaas génn sa kër da ngay dëkk ak ndox mi di yor sa tànk ci ndox mi guddeeg bëccëg suba ngoon ba ay ñaari weer. ba nawet bi jeex te du tax ndox ma dem loolu mën na continuer. dañu bëgg ñu am ci Kaolack un plan d'assainissement nécessaire waxuma urgent mais nécessaire te Allah fokk ñu mel ni ñun mën a porter plaidoyer bi parce que man sur le plan international Kaolack dafa éligible ci ay fonds verts yu bëri. maanaam Kaolack dafa nekk di daj. yàqu-yàqu climat wu adduna bi. ok kaw dafa nekk di daj. ndax li ñu Salin teg fii. te kenn du ko wax. Salin di exploiter de géejam gi gën a tilim. moom berge boobu foofu promenade lay nekk aussi te Salin dina ko defar wala mu seet ñu seet nuñ def ak moom. parce que mun di exploiter xorom si ci ndox moom. mais li ma bëgg a wax mooy que suñu plan d'assainissement nécessaire boobu. ñun danañ jël plaidoyer bi porter ko loolu. mairie Kaolack kese mënu ko mais mun nañ ko porter au plan national et au plan international ba outil financement bi ci àdduna. ba nga xam ne Kaolack. bu tawatee boo ci tegee juróomi ni doo gisati ndox mi fenn parce que foofu la adduna bi toll. nit ñi bu commencé ñoom tey ji dëkk bi màgg na màgg boo xam ne boo demee côté yóbbu ay Fass Cheikh Tidiane wala nga demee ne le côté Sing Sing wala nga demee ne le côté Ngaan Sayar bi ca kaw noonu tey ji mi ngi dem ba léegi tey mu dugg diya. amul benn plan d'assainissement amul benn plan de lotissement waa Fass Cheikh Tidiane lotissement lañ laaj pour jot ci ndox lotissement lañ laaj. pour mun a am robinet ndax jigéen ñi dañ fay doxee presque 2 kilomètres pour uti ndox guddi gi léeg-léeg gis ko dem ba ñëw ñu ne ko ñu tëj nañu robinet bi guddi googu noonu lay tëddee du sangu loolu dafa mën a wéy ndax loolu jàmm la. léegi jàmm gox yi moom lu mu ci nar. bu ñu faloo li ñu njëkk a def mooy lotir. zone yooyu yëpp. ba ñu mun a d'ailleurs bu ñu faloo danañ leen may ndox danañ leen taalal làmp parce que commencé nañu ci suñu kor ñun duñ meeting de. lañ nar a meetingee dañ ko jëndee ay bagages ay lampe solaire yóbbul leen ko ñu niitu. ñoom kese ñoom dong soxla wuñ ñu ngi ko yóbbu Sing Sing ñu ngi ko yóbbu Fass Cheikh Tidiane ñu ngi ko yóbbu ci yeneen gox yi nga xam ne ba ci marché Kibel bii ci digg Saara defaral nañ leen lamp yu leer ndax dañ ne alal ju ñuy yàq ci meeting yi mun nañ ko yóbbu ñi nga xam ne amuñu tey ji lamp ñu indil leen ko waaye hôpital bu case de santé bu mel ni bu kii bi bu jaañ bi fii nii ci Fass Cheikh Tidiane kor nañ suñu ñett dërëm yi ñu naan amuñu moyen ba ñu indil leen juróom-ñaari lal
may leen ko te yemuñ ca de. dañu taxaw wax ay association sénégalais yu nekk Amérique nekk suñuy xarit. ña ngay toj hôpital bi na ko tabaxaat ba mu bees tàq. gis naa candidat yi daw di njëkkalante di clôturer waaye ñun dañ koy dajji dañuy génnee leen am fuñ leen dugal. ñu toj ko tabaxaat ko ba mu bees te nekkaguñu sax mairie. loolu la ñu indi Kaolack. parce que yéene la parce que ngëm-ngëm la dëkk bii nag dañu dem ba nit ñi foog ne alal mun na ko gañe te dëkk bi dama jàpp ne la ko sos du alal. tey bu ñu demee ba ay baroog lu nekk mun a dajee xeetu àdduna bi di fi mun dajee ci Médina Baye gii c'est pas parce que ba koy bàyyi di samp dafa indi alal di jox nit ñi ñuy ñëw diine la fi samp pas-pas la fi samp gëm-gëm la fi samp yitte la fi samp ndax guddi gu njëkk maa ngi dégg Mame Malla Thiam mu koy nettali. mu ne ba ñuy taxaw di xalaat ñoom fan la ñuy defaralee fan la ñuy utee ay bant ak ay sàkket yu ñu njàngee ba nit ñi am fuñ fanaan dugal fa yaayi baay. maa su jànq baay mi ngi taxaw naa leen sooroor yaa ngi nii ñu naan waa kii moom. lu muy wax amuñ fuñ fanaan mu ñuy wax waxu sooroor. mu naan étage yaa ngi nii. gént googu baay amoon pas-pasam ak yitteem ci àdduna. ak rëg-rëgam du alal. alal da ko fekk si. ñun nag moo tax ñu sañ a samp fii ci Médina jàmbi gox yi mu war a naat ci Kaolack naat ci Sénégal ba ñëpp jëriñu ci xam nga ndik lan ndax pas-pas la ñu jàngal yitte la ñu jàngal gëm sa bopp ak gëm ak xam yaay kan ndax Kaolack heure bu ñu demee ba xam ñoom ñooy kan nit ñi ñooy daw di leen wuti waaye duñ daw di topp ci nit ñi ñu leen a joxal cofal ñaar dërëm ak juróomi dërëm ak a mos dara. mbokk yi ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Fadel Barro ci seen émission langue gi di numéro bu njëkk ci rajo Alfayda FM 90.1 moom nag bokk ci coalition jàmm gox yi moom Fadel Barro moom mooy sunu gan tey ji bi nga waxee poñ yu bari. des na benn poñ di tàggat yaram. waaw sur le si jàmm gox yi. xam nga maa ngi lay wax ne la dama bëggoon a partager kii bi en même temps ci live bi. ci sama page mais du ñàkk parce que dama promettre ñi nga xam ne ñu ngi may suivre ci réseaux sociaux yi. ne leen danaa ko def live. waaye danañ ko xool après de toute façon lien bi dinaa ko dugal. dama ci excuser wu rek. parce que si maa ko promettre li ma bëgg a wax mooy que ci tàggat yaram. wax naa leen ne la tey jii Kaolack bu demee. ak potentiel sportif bu fi nekk. Kaolack dafa am toujours lu muy mellal. xoolal ku fi jugee rek. te Kaolack kaay porté ko lan lay joxe xoolal Tyson. te Tyson lañ gëj am gloire. xam nga. kenn xamul kañ lañ gëj a fubal coupe du Sénégal. wala ñu ne Kaolack jël na championnat bi. dañu bëgg suñu defaree aire de jeu ba xale yi jotaat ci sport. arène Manga Diouf boobu. dañ koy jox vocation mu dend ak aire yi ba nga xam ne dina mun ay compétition régulièrement. mais en même temps dañu bëgg mu nekkaale salle de spectacle parce que Kaolack amul salle de spectacle dañu war a am salle omnisport. lu tax li xew rek lu bëgg lu baax rek ñu bàyyee ko Dakar tey jii bu Sénégal waroon jouer ay compétition internationale Kaolack bokk ci. suñu stade bii. war nañ fi toog fa balaa ñuy créer leneen dañu war a fexe ba ñu am benn salle omnisport ñu fi def compétition basket compétition handball tey Sénégal ñu ngi waaj a jouer Jeux olympiques yu 2020 dañ ko pousse je pense ba 2026. gaa mënuñ ko génnee Dakar waaye Sénégal Kaolack moo ci war a profité. ba am ay salle omnisport yoo xam ne tey jii bu dul dara. yenn spectacle yi boo ko bëggee def fu nga génn Kaolack pour lan tey jii fond Médina Baye bi te d'ailleurs maa ngi préciser que suñu programme économique et culturel tourisme culturel bi ma doon wax sànq. ak tourisme religieux bi ma doon wax. maanaam sa tourisme spirituel. dañ ci bëgg a lëngoog ñu mel ni fond wu Médina Baye ñu ngi ci tàllal loxo Cheikh Mahi. di ci tàllal waa Ansaaru Diini. parce que munoo liggéey ci dara te loolu mairie mooy ànd ak kii bi donc voilà pour dellusiwaat moo war a ànd ak. structure yi fi nekk ci Médina Baye ak xalifa bi pour que ñu mun a porter ce tourisme spirituel là ba mu nekk njëriñ ñeewal Kaolack ñeewal Sénégal gépp li may wax ci sport suñu bëgg nañu salle omnisport danañ ko wuti indi ko fi incha allah da wax naa la air yi ñu war a defar mais bëgg naa aussi club bu Kaolack yi ñu xool ni ñu góorgóorloo ba am ñaar yu baax yuy fubal première division ba ñuy tudd duñu woo ci ligue bi ñu ci tudd parce que tey jii fu mu nekk ñi dañ ci deltu ginnaaw mais naka la ñuy jëflante parce que potentiel bu Kaolack am ñu mel ni grand dame Ndaw su ay feeru arts martiaux yi ñu ngi nii toog ci air yi bëgg nañ fa am ay espace yu xale yi aussi def ay arts martiaux boo ñëwee ci sur le plan culturel dañu bëgg Kaolack retrouver wu les VSD de loisirs yu mu fi doon am yaa ngi dégg Kaolack nga xam ne day nekk jëmukaayu vendredi samedi dimanche sur le plan culturel potentiel bi fi nekk kenn xamul nu mu toll avec ay festival des sonorités du Saloum avec ay festival de Ngoyane avec même bëgg naa ñu am fi benn festival fii ci Médina du chant soufi
ok pas comme lu Youssou Ndour di def de. mais festivalu zikar. ok dëgg boo xam ne day ànd ak dal te nit ñi di jugee fu nekk ci àdduna bi ñëw di wane seen zikar di saafante mais aussi ñu mën a wane wéykat ak bindkat yu mel ni Ibou Diouf. te ay wéyam ci olof rek. mën na gën a wane liggéey bi nga xam ne moom mooy kan mooy Cheikh Ibrahima Niass. yooyu yëpp dañ koy def sous forme de festival ay concours. ay concours wéy. pour que Kaolack retrouver waat cette vie culturelle là. mais dafa am benn ponk bu am solo boo xam ne dama bëgg balaa temps bi di jeex ma indi ko. mooy mairie bu accessible. tey jii boo bëggee kayitu juddu Kaolack mairie Kaolack problème la. sa départ li nga xam te ne moom mooy lancement wu en tout cas c'est investiture bi nga ko defee fii ci julleekaay bi alors ñi ngi fàttaliku phrase bi nga njëkk bi nga wax ne une fois à la mairie je serai le maire de tous les Kaolackois Kaolack dafa yara dal maire dañu amagul maire Kaolack amaguñu maire de ah bon non ñi fi jot a jaar nag buñ faloo la ñuy xam luy maire ci lay door a Kaolackois di xam luy maire ba beneen yoon même buñ fi jógee keneen ku ñëw di nga liggéey parce que dañu wane yoon bi. ok maire dafay oyof mu ñu tolloog nit ñi ku la woo jot la te loolu xam nga lañ koy yombalee ñun. parce que benn nit du nekk fi benn nit. danañ am application bu ñuy woowee mairie de Kaolack. ok boo xam ne ci sa téléphone da nga koy downloader boo soxlaa kayitu juddu boo bësee. suba benn xale ñëw bindal la ko defaral la ko indil la ko. danañ ci application boobu li ngay wax ni rêve la de. mais du rêve lu mën a nekk la foofu la adduna bi toll suñu politiciens yi ak suñu borom alal yi dañ ñuy nax. bëgg affaire bi compliqué ko wane na ay 4x4 yu rafet la ak ay ñëw di ay naxaate la danañ fi créer application mairie de Kaolack boo xam ne. alal ju mairie bi am ñëpp danañ ko xam. budget bi fu mu toll ñëpp danañ ko xam. transparent Alfayda gii la ñuy defee en direct budget municipal yi. non loolu moom loolu maire yàgg na ñoo wax moom. non mais xam nga cette fois yàgg na ñoo wax loolu man du ma politicien sa waay. ok kenn mënu ma wax politicien xam nga lu tax. parce que bu doon ak pal kese ma tax a jóg su ma ko bëggoon ci Macky Sall mu yomb konoon rax ma du ci jot. ok man su ma bëggoon pal falu Kaolack ki turu Macky Sall. rax ma du ci jot. ok parce que su ma demoon ne ko addu bokk naa Benno Bokk Yaakaar Kaolack rek laa soxla d'accord naa sa troisième mandat lu ma bëgg mu defal ma ko waaye ak pal kese taxumaa jóg. ok su ma ko bëggoon ci kujje gi. muy ci Sonko ay Khalifa Sall yi. kenn ku ci nekk yoreel naa la benn yaa ma yoreel benn bés bu dee benn bés sax yaa ma ko yoreel waaye man yorelu ma la ko. ok su ma ko bëggoon foofu mu yomb. waaye dama bëgg ñu xàll yoon woo xam ne fii ci Kaolack Kaolack kese la ñuy rendre compte duñu rendre compte keneen. ok donc bu doon ak pal kese yomb na ma. mais du ma politicien boobu. parce que dama ñëw naa la fii mooy sama awalu mooy sama aaxiru. te dama bëgg mu baax dama bëgg ñuy tarbiwu li ñu digoon ne Kaolack ak Sénégal mu ngi ci kër yonent Yàlla ma sallallahu alayhi wasallam bokk ci loxo yu koy tarbiwu ngir mu baax ci ñooñu laa bëgg a bokk. très bien loolu rek a ma tax a jóg. te incha allah dina baax aw ma ci benn sikk gars yi ngi wane alal bu ñu demee ba le 23 janvier ci ngoon. danañu gis leneen lu leen jéem. kon yuuxu dina jub fu ñu ko foogeewul. aw ma ci benn sikki sàkk xam nga lu tax. parce que dañu nekk ci yoon bi tax ñu sos dëkk bi. ok am yitte. am pas-pas. am gëm-gëm. te amuñ ci xaar ma yàlla. avancé di dox di dem yàlla moo ne boo ko xale bu ci nekk boo defee benn pas ma def fukki pas. ok moo tax aw ma sikk que lii ci kanam rek la jëm. ok xam nga may rassurer Kaolackois yi may dégg. ci Ndorong ci Bongre ci Koundam ñëpp mën nañu gis parce que suñu campagne dafa métti. dañuy dugg ci kër yi di wax ak nit ñi di dem ci marché yi di wax ak nit ñi amul fépp fu Kaolackois di nekk te danañ fa campagne bi gàtt na trop. mais dama bëgg ñoom ñu xam ne bu ñu paree campagne bi rek bu élection yi pare nu mu mënti demee loolu danañ ko continuer parce que man li ma ci jàngee tey ci xam-xam kenn xamul nu mu toll. ok bu dul dara dem di wax ak nit ñi di leen déglu ñu lay wax sa xalaat. maire bi ma lay wax ne la ñu war a doon bu ñu gañee surtout dañuy continuer liggéey boobu. dox jàmm bi ñu tàmbali nii. bu ñu gañee day continuer. dañ dugg ci kër yi wax ak nit ñi ñoom ñu comprendre idée bu ñu lan lañ bëgg ci Kaolack. ñu xam ñoom it lan lañ ci mën a participer ci marché yi xam nga quartier bu dul quartier jinne danañ fa dugg. wax ak nit ñi ànd ak ñoom ñu indi seen pexe ñu indi suñu pexe dama lay wax rek benn point xam nga am na ci mairie bi lu ñuy wooyee caisse sociale. kenn xamul ñaata fa nekk ci ay millions. ñoom dañ koy jël politiciens yi maire bu ñu fi fal da koy jël bu tabaski jotee ñaa ngi ciy bénéficier nit ñi waaw bu tabaski jotee nit ñi ñëw taxaw ñu leen may ay junne ñetti junne ñaari junne ñuy rang di buuxurlu ba bëgg a dee léegi lañ jox leen ñetti kilo soble léegi lañ jox leen ay tissus. ñu naan maire bee baax te du alalam. ñun alal jooju dañ koy jël. delloo ko ci tontine yi. delloo ko ci kees ñett leket yi. delloo ko ci ñetti caabi yi. delloo ko ci association de jeunes comme li ma gis fi si Jakarta yi ni ñuy góorgóorloo bay jëndal seen bopp.
ñu delloo leen ko ak ay ñu nekk fii ay jeunes nekk fii Médina yor seen association di lebal maire yi xaalis ñooñu bu ñu leen ko joxee. lu tolloog at danañ ko multiplier par 2. xam nga pour lan la. pour que ñu mun a am ay kiosque ci buntu marché yi. ba nga xam ne bëgg nañ fi indi frigo municipal mun naa ko lijjanti am nañ ay partenaires yu ñu ko defee. ba nga xam ne dañuy am fu ñuy congeler produits yi léeg-léeg xonq yooyu fële ca Potou. xulañe ba tuuru fa carotte beeg ñàmbi ji daf fay tuuru bay jar ay kilo soble léeg-léeg mu wàcc ak pompiteer ba ay ñaar fukk ak juróom te boo ñëwee karo ñu jaayee la koy téeméer ak juróom benn fukk. léeg-léeg 600 ba 700 boo demee sax ci côté ay Ndofane wala nga wàcc encore côté Tamba bi mu gën a cher. ñun dañuy am ay frigo yoo xam ne. bu tuuroo xale yi ñuy incubé ci suñu atelier yi. dañuy dem jënd parce que dañuy yor société de distribution. très bien bu ñu jëndee ñu congelé boo amut mairie bi am na ay kiosque parce que dañu bëgg tontine municipale ba xaalisu ndimbal loolu ñuy pasaree. dañ koy def tontine municipale wala mutuelle municipale ba boo ñëwee ñu lebal la juróomi junni ñetti junni nga liggéey ñaari semaine ñaari fan ñetti fan nga indi delloo. ok xaalis ba fay jugee xam nga fan lañ koy yóbbu. bépp xale ci biir Kaolack gii. commune. mu nekk ci daara surtout ci daara yi. nga nekk ci école maternelle. wala nga nekk école élémentaire danañ góorgóorlu ba mairie au moins mu jox la ndékki parce que ñun njàng mi xamee woon ci daara yi ak école yi. xale yi ñu war a toppatoo rek lañ ci gis. xam nga parce que dëkk bi bu ñu buggee mu baax ëllëg àlla fokk ñu tàccu xale yi war a ñëw. ok yaa ngi dégg. donc fexe ba xale yi Kaolack jot ñu leen jox mairie bi di leen jox ndékki gratuitement. loolu bokk na ci pexe yi nga xam ne incha allah ñu ngi ciy liggéey te bu ñu faloo dinañ ko def. jàmmi gox yi ñu ni ñoom du ñu meeting li ñu nar a meetingee en tout cas dañu koy dimbalee ñi nga xam te ñoom ñooy askan wi. ñeent fukki quartier ak juróom nekk Kaolack 45 quartiers. ëpp na ko. alors yéen ngeen nar a def porte à porte di dox maanaam ci kër gu nekk ngeen fëgg ko. est-ce que loolu dina mat ci 15 jours yi nga xamante ni moom ngeen am pour def campagne. dama bëgg a wax benn ñaari affaire. est-ce que beneen bi. meeting ngeen bañ a def. est-ce que jàmmi gox bi dañoo amul xaalis. li ñu am ëpp na xaalis déglu ma wax la. ok li ñuy def keroog fii si julleekaay bi. meeting la mais du meeting amul xumbaay amul rumbaay nit ñi dañoo ñëw toog ñu wax leen waxu nit ñu dégg programme jug ñibbi. dama bëgg ñun suñu manifestation bi gën a mag ci dëkk bi damay woo candidat yi. ok nañ ñëw ñu débattre au lieu que ñuy meeting. j'appelle Modou Ndiaye Rahma. waaw j'appelle Serigne Mboup. ñu ñëw ñu débattre de Kaolack. du ñooñu doo nga fi nekk de. Kaolack est un sujet sérieux déglu ma rek ma wax la. du ñooñu ak ñëpp. ok Kaolack est un sujet sérieux. nañ ko waxtaanee. débattons nañ ñëw ñu débattre ñu discuter de programme pour Kaolack ku yore sa meilleur candidat sa meilleur programme man pare naa ñu ànd. mais nañ débattre de Kaolack Kaolack mënuñ ko diriger rek di wër rek am naa alal meeting joxe t-shirt. ñu fal la te waxoo nit ñi dara lu ñu mën a jàpp. kon pare nga tey jii bu keneen x bu amee programme bu gën sa programme. ñu débat ak moom débattons. très bien pour l'intérêt de Kaolack c'est tout ce que je demande. Deuxièmement. damay wax jeunes yi c'est un moment de communication je dis aux jeunes qui sont dans les quartiers xeex bi xeexu koñ la. ok du xeexu Fadel Barro. ku foog ne Fadel fu mu nekkut rek nekku fa. juum nga. li may wax nii des milliers et des milliers de jeunes et de vieux Kaolackois ak ay jigéen ak ay góor ak jigéen. ñu ngi toog seen kër yi di ma dégg te xam nañ ne li may wax ni du sama programme seen programme la ñoom. ñoom ñooy dugg ci koñ yi wax ak nit ñi. ñoom jeunes yi. ak mag ñi. parce que Kaolack bi ñuy indi nii. Kaolack waa yëpp ko soxla amul ku ci d'accord xanaa nga yëg ko ak nga ñàkk ko yëg. ku ko yëg même boo nekkee faneen sax di nga bàbbee ku ñëw liggéey. parce que xam nga ne lii mooy intérêt Kaolack. parce que xam nga ne rupture bu ñuy wax buñ bëgg ci Kaolack ci jàmmi gox yi la nekk. parce que tey jii d'ailleurs am na ñu ne man Fadel da ngeen yéex a ñëw affaire yooyu mel ni. maa fi njëkkoon kenn du ma jiitu yàlla waxut loolu. ok yàlla waxut loolu. heureusement bañ yéex a ñëw xam nga lu tax. parce que buñ teeloon na ñëw ba gis gars yi gis comme comment nu mu commencé leere ne ñun mun nañ gagner mairie bi. bu ko nit ñi commencé woon teel a gis xam nga nu ñuy def nu ñu def Serigne Mboup. politiciens yëpp dawaat làqatu ci ay ginnaawam. liste yi boo xoolee seen liste yi lu tax génnewuñ seen liste yi comme ñun nuñ génnee suñu liste yi. ok politiciens yi ñoom xarab yëpp ci depuis Abdoulaye Diagne ñoo nekk ci biir liste yooyu taxaw di xaar. ok buñ boppee ñu fuglu ko toppati ko wërati ko ak lu munti di bëgg a defar day mujj dénkaane rek te amul jotu Kaolack sax far. ok looloo tax suñu yéex a ñëw bi finalement suñu gàllaaj la. ok parce que boo demee ci biir liste bi ña ngi fay fekk mooy comme man comme yow ay Kaolackois yuy dund Kaolack yooyu du ñu mat ñu ci sibiru di ndox mi ñu koy xool mu métti ñu góorgóorlu ba sonn ci suñ turu association yi di def lu nekk te sottiwut bii paa ñu ne nag li ñëpp bokk. muy mairie bi nañ góorgóorlu bokk cotiser ba am bokk ci élection yi pour nangu suñu mairie ñun waa Kaolack ak jeune Kaolack yi pour ñu defar Kaolack ci beneen doxalin bu dul politique.
liste jàmm gox yi kese. liste jàmm gox yi liste bi nga nekk. li ci ëpp ay jeunes lañ. est-ce que c'est pas parce que Fadel Barro dafa jël esprit Y'en a marre. dugal ko ci ci. da ngay xañ dafa jël esprit islam parce que bu ñu fàtte mukk ne. loolu alxuraan ñu ko wax. ok Baye Niass leeralal ñu ko. mu ne dëkk du soppeeku mukk lu dul dafa am ay jeunes yu conscients. ay jeunes yu cultivés. très bien jeunes yu am xam-xam. jeunes yu am yitte. jeunes yu am pas-pas. Cheikh Mahi Khalifa. saa su nekk mi ngi naan Kaolack loolu la soxla Medina Baye loolu la soxla. ma ne ko yegg si nañ. ok ma ne ko yegg si nañ yàlla du soppi mukk dëkk lu dul ndawam yi dañoo jóg. adduna bi ñu ko façonné ñëpp ci ak ndaw lañ ko façonné. dëkku Baye Niass la ñu nekk. 21 ans la bind ruhul adab. ba muy sañ ci Medina toj adduna jeune la woon. donc jeunesse mooy defar. ok buñ ñu nax leneen. doo dem réaliser say milliards ba am yenn at yi nga bëgg ñooñu da ngay defar da nga ñuy nax. ok Cheikh Mahi jamono ju nekk mu ne ani ndaw yi nga xam ne man ndaw yi may xaar man ndaw yi keroog dem naa fa ne ko sëriñ bi yegg si nañ. ok yegg si nañ mu ne ma foo nekkoon ma ne ko ñu ngi nii dañ doon jàng mokkal nañ. ok dañ doon dajaloo nañu. taree des dañ doon organiser wu nañu. léegi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité jàppale ñu. ok ñun la ñu waroon yëpp def nañ ko. bu ñu waree xeex ba àdduna dégg ñu def nañ ko. bu ñu waree jàngi nañu. bu ñu waree uti xam-xam uti nañu xam-xam. bu ñu waree fexe ba am ay relation ci àdduna bi ngir lien. pour que bu ñu mun a defar defi nañ ko am nañu relation am nañu partenaire. ok xam nga lan moo ci des Kaolack waay wóolu ñu jox ñu seen confiance ñu tabax Kaolack soppi Kaolack te mën na nekk. pourquoi donc ngeen dem des ci commune bi rek bàyyi département bi alors que fi nga toll nii yenuloo attan gis nga nit. da ngay yenuloo attan. mairie bi xam commune de Kaolack xam nañ ne bu ñu fi jugee. mun nañ fi tàmbali ñun dañoo bëgg a tàmbali. ci commune bi ngeen bëgg a ci commune bi lañ bëgg a tàmbalee. moo tax demu leen ci département. Médina gii fi lañ ko sosee fi lañ tàmbalee. bu ñu paree ñuy màgg ndànk-ndànk di màgg ndànk-ndànk quartier yi koñ yi même bu ñu gañee mairie bi dañuy tàmbali ci benn xam nga li xew Sénégal d'ailleurs moo yàq dëkk bi. da ngay ñëw toj na da ngay defar toj fépp te doo mën a defar fépp léegi seen tabax yi du yegg xoolal Kaolack xoolal diggante boo génnee boo rombee gouvernance nga ñëw ba ci police bi. nga jàdd sa droite ñaata weer kenn jaaru fa toj nañ ko te yeggaliwuñu ko. ok Mariama Sarr liggéey yi ñu fi commencé woon fi yëpp yu ci ëpp. loolu Macky Sall moo ko mel. day commencé dara sama copain Ndiaye Adidas da koy wax Ndiaye Adidas daf naan yeggut te yeggaliwuñu ko. da ngay commencé est-ce que patience boobu foofu la Sénégal toll foofu la Kaolack waaye toll. Sénégalais yi lu ñu bëgg lu baax la ñu bëgg. dañoo am ay politiciens yu cuune yoo xam ne dañuy foog ne li neex nit ñi nii la liggéey la Sénégal bu baax la Sénégalais yi bëgg liggéey bu baax la Kaolack yi bëgg da ngay tàmbali ci dara ndaw da ngay tàmbali ci benn. Kaolack bu ñu defaree commune ba mu baax waa département bi yéen a ngi may dégg ñoo ngi ñëw. ok ci intercommunalité ci lu nekk danañ defar après département bi après dañ defar région bi parce que Kaolack région la. ñun Kaolack bi ñu xam gars yi dañ ko dagg nañ ci administratif rek naan ñun fii la yem ak fii la yem waaye ñun Kaolack Saalum gépp lañ ci gis. ok Saalum gépp lañ gis ci Kaolack. donc fépp danañ fa yegg si incha allah. ok mais nañ tàmbalee ci dara. ok bu ñu commencé ci commune bi ba yàlla dimbali ñu ci ba nga xam ne Sénégal gépp Kaolack gépp teg nañ ci seen gët. ne doxalin bi mun na soppeeku. parce que Kaolack quoi bu nekk di nga ci gis sa bopp di nga gis ne war naa ci jàpp ndax lii sotti. ma essayé boog. ok ñu essayé seen ndaw ñi. def nañu fi essayé nañu fi jigéen. la dernière fois doxut. essayé nañu fi politiciens ay Ablaye Diagne ak lu nekk doxut. essayé nañu doomu daara sama nijaay Ahmed Khalifa Niass. doxut. essayé nañu fi borom alal va doxut. nañ essayé ndaw ñi ba xam. ñu jël ndaw ñi. léegi nañ essayé ndaw ñi. ba xam particularité ren élection locale yi moom mooy askan bi moom mooy tànn directement. moo tax nga war a xam ne app bi jot na. app bi jot na. pour ndaw yi jël. dafa jot que nit ñi xam ne lii Fadel mii mu jiite ndaw yii. xamuñ ko ci caaxaan ci fukki at yu mujj yi yëpp. bu doon gar nañ ko bu doon fekkoon ne ku ñu mën a gar nañ ko bu fekkoon ne ku alal tax a juglu uti na ko faneen man sama goro ku la Leroy la su ma neexoon ma dem toog France. bu doon lii loolu yëpp ma bàyyi topp ma ko parce que dama gëm ne sama gox-goxaat bii moom rek sama yëkkatiku fi la nekk yëkkatiku Kaolack mooy suñu yëkkatiku ñun ñëpp. donc dafa jot app bi moo jot comme tey fexe nañu yàlla dimbali nañ ba loi bi def na ni ki jiite liste bi mooy nekk maire. ok te man maa ko jiite. donc amatul sikki sàkk amatul na xaw ma woon wala yëgu ma woon. ok fekk nga préparé ak sa programme. préparé nañ programme am nañu ay équipe jeune bi ay asmay lu ta ngi nii ci ginnaaw toog. ay jeunes yoo xam ne macha allah. am kii ay professeur Omar Mboub. ay jàngale fu nekk ci àdduna bi ñu ngi fay dem di joxe ay conférence ok
ñun suñu boo xamoon ci diaspora Kaolack bi tey. nu ñuy góorgóorloo di ñu dimbali pour liy jàpp réussir doo ko sax xam. parce que aussi ñi ngi ci biti seen dëkk neexu leen maa ngi big up au passage ñoom grand Les Sow ak ñoom Mamadou Touré xam nga ay ñoom grand Ila Toubab. ok tu vois ñi nga xam ne dañu gis ne seen dëkk dafa jot mu soppeeku. ok ñu ciy góorgóorlu ne gis nañ ci ndaw ñi buñ jaaree ci ñoom di ànd ak ñoom dina sotti ñu ciy góorgóorlu di ci fuglu di ci jox seen dërëm di ci def seen ñaan di ci def seen lépp. di remercier au passage aussi ñi nga xam ne dañuy xëy suba teel wooñu dama sa Fadel xamuloo ma maa ngi bërëb sànqam la ma mën tàllal naa sama loxo maa ngi lay ñaanal ñu ngi ñaan ngir lii sotti ñooñu kenn mënu leen fay. parce que nit ñi ñu ngi commencé yëg ne Kaolack am na benn possibilité am na benn chance changer. ok campagne bi door na tey. ubbeeku na lu bari ñu ngi tiit. en tout cas am nañ tiitaange ci li nga xamante ni moom mooy fitna yi amoon ci weer yee weesu. mu delluwaat si li nga xamante moom mooy campagne bi ak candidat yi ak particularité région yi. mais gis nga moo tax ñu samp jàmm ji xam nga luy jàmm ji xam nga laa jooma lu tax ñu ne jàmm ji. jàmmi gox yi mooy lan. parce que jàmm moom jàmm la rek. ok tey jàmm boo ko buggee jàmm nga koy utee. ok moo tax ñu ne ñun ci langue politique gi dinañ ci dugal jàmm. très bien parce que bu fekkee ci langue politique gi dañ dem ba xam-xam génnatu fa. Allah fokk doole génn fa. ok ñun dañ ne dañuy dugg ci langue politique gi dugal fa xam-xam. ba nga xam ne suñu kujjee ak suñu uutee dañ koy teg ci xam-xam duñ ko teg ci doole jaayante doole dóoranteeg rayante. indi justice. ngir jàmm. indi liggéey. parce que boo nekkee ci liggéey taloo la neen. indi regret ji ngir sa dëkk baax. jarul rayoontoo. waaye nag li ci des violence politique bu ñuy wax dañ ko wax feneen mais amul Kaolack. amul Kaolack dañ koy instrumentaliser xam nga luy instrumentaliser maanaam ne da ngay gis kii dem dóor xeer kële kii taxaw sànni ko xeer buntu këram ñoom mi neen ñuy xuloo ko xeex seen biir. ne Kaolack yëpp a ngi ko tàkk du dëgg. Kaolack waaye amuñ problème ci seen biir. ok ndax yow pour yow Kaolack waaye am nañ problème ci seen biir parce que balaa ngay wax ne jàmm amu fa mooy ne nit ñi dañuy ñàkk d'accord mais candidat yi may dégg nii d'ailleurs ñun amuñ fi adversaire parce que ci programme li ñuy wax kenn du ko fi wax. kenn du ko fi wax it. ok yaa ngi dégg. ñoom dañuy tiitalante seen biir ku nekk jël ay ngan di garde corps taxaw mais Kaolack fii kenn dafay agressé kenn nit ñi Kaolack waaye amuñ problème ci seen biir. ok joolaa dóoru fi séeréer dóoru fi couleur taalibe Baay xeexut ak murit xeexut ak taalibe Baay. Tidiane pareil ak boo demee fële ñoom Isidore fii ci Saam Grand Ton maa ngi la ñu nuyu ñaa nga am seen jàmm ci digg jullit ñi ak faneen boo fa demee Saara kat waa jàngo bi ñu ngi ci suñ biir ñu dëkkandoor ci jàmm. loolu mooy woyu Sénégal mandarga Sénégal Cheikh Mahi moom ma ko mës a wax. mu ne ma mandarga Sénégal jàmm la. ok donc dëkku jàmm la. léegi nag ku jëkk politique yi bu ñu nekkee ci politique bi waa politiciens yi taxaw ci seen biir parce que ñoom amuñu programme amuñu xalaat amuñu xam-xam lu ñu xam ci adversité politique mooy xeex ñoom yi neen ñuy xeex ci seen biir ñu war a am fulla ak fayda ne bu ñu ci kenn boole. loolu xeex ba dal ci suñ kaw. am fulla ak fayda it di wax ñun xam-xam moo tax jàmm ji sosu. xam nga donc damay wax Kaolack yi nañu continuer ci sérénité boobu. dara xam nga am na lu Cheikh Mahi wax lu am solo mu ne politique ut loo amut bu mu tax nga sànni loo am Sénégal nag jàmm la am. Kaolack jàmm la am. buñ ko sànni. ngir lu ñu amut. ok moo tax ñu war a wote jàmm. jàmmi gox yi nag mooy wote jàmm nag. jàmmi gox yi dina dox jàmm ci biir. en tout cas langue politique yi. ici à Kaolack pour ñu mën a retrouver véritablement li nga xamante ni moom mooy jàmm jooju nga xamante ni dañ ko gis ci seen dañ ko gis ci liste bi gis ci en tout cas ci li nga xamante ni moom mooy mandargaal yi ngay xàmmee li nga xamante ni moom mooy coalition jàmmi gox bi picc ramoto bi ak asamaan su bële ji. parce que fuglu la rek xam nga mooy li ma la wax sànq ci njëlbeen. dëkk bi dañu koo dig. dañu ko dig maanaam tubaab naan promettre. ok. dañu ko tàggatal. ok dañu ko liggéeyal. ok te ñu ko jox suñu mag ñu baax ñi dañ nañu fii dafa nekk ci kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñun ñu gëm ko. gëmuñ leneen. ok loolu rek lañ gëm. ok mbir nag boo ko gëmee da nga koy tarbi da nga koy dong ciy dox. ok mooy dox ci jàmm ji. ok pour que naat wàcc fi. moo waral dox jàmm ji. naat mu prospère mais mu diñ parce que fii dëkk Kaolack dafa nekk dëkk bu war a diñ. bu war a diñ yaa ngi dégg. ok loolu nag danañ ci dox suñu programme bi nit ñi dégg nañ ko. danañ leen fekk ci seen kër yi. danañ leen fekk ci marché yi. suba war nañu jaar Ocass. war nañu jaar fu nekk. xamuma la waxtaan ak ñëpp suñu sëriñ si duñu leen politiquer c'est extrêmement important dama koy wax ci kaw.
ñun suñ sëriñ si leen politiquer jël sëriñ si dem booy seeti sëriñ jël presse bi yëpp yóbbaale leen loolu duñ ko def parce que xamuñu tax parce que sa sëriñ sa néeg yëtu la koo xam ne boo fa demee da lay ñaanal digal la wax la jaaral yoon bi loo jël journaliste bi yóbbu fa mel ni kuy dem ci mbedd mi loolu tax man pour man du sax non sànniwuma xeer mais du respect nañ leen ormal nañ ormal suñ sëriñ si chaque jour ñu nga indi caméra yóbbu fa bu ko defee tey nga gis koo kële te tey nga gis koo kële tey nga gis koo kële tey nga gis koo kële te doo xam sax lu du respect booy dem ci sa sëriñ da ngay dox ndànk dem fa toog mu ñaanal la yow ci politique li ngay wut indil programme nga wax ko askan bi bu ci askan bi àndee ñu voté ko bu ci askan bi àndul nga dem doxalaat sa kër utiwaat programme mais utiliser sëriñ si fii utiliser daara yi fii utiliser lii di wax ne maa am lii di wane ne maa baax waneel sa programme nga expliquer ko nit ñi moom la jàmmi gox yi daal di def tey ci numéro bu njëkk ci langue gi ak ki nga xamante ni moom mooy Fadel Barro li ñuy cëraloon ci waxtu jeex na tàkk mais am na paj boo xam te ni foog ñu wax ci parce que ci askan bi ñu ngi koy xaar moom mooy Coupe d'Afrique des Nations bi gus door suba Sénégal day gagné Sénégal di foofu wala leen di waaw loolu moom Sénégal day gagné Sénégal dina gagné incha allah waaye ci beneen prochaine Coupe d'Afrique nag war nañ am ay joueurs Kaolack quoi yu ñu ràññee ci équipe bi parce que boobu ba léegi aussi moo tax ñu war fi am ay aire de jeu xale yi entraîné ñu encadré leen ba Kaolack bokk ci parce que Kaolack quand même dëkku Baba Thiam la dëkku Baye Thiam Ngàtte la tu vois je veux dire dëkku ay grands joueurs la tey jii dara dañuy ànd rek sportif quoi man Viet Vo daaw laa doon def man boo demee Colam bu njëkk ba ville fii ci Kaolack amoon na benn salle boo fa nekkoon ñu doon woowee maître Souleymane Thiombiano seen mu bàyyi bu Papa Dam moo ko fi indi woon mu jugee Nigéria yal na ko yàlla yërëm gaañu na Souleymane Thiombiano ñun buy gars yi di football ak yooyu ñun karaté lañ doon def moo tax gars yi nañ ma moytu dal la bay kandaay Fadel, ça a été un plaisir mooy la recevoir si numéro bu njëkk ci li nga xamante ni moom mooy langue gi mot de la fin lan nga bëggoon a wax jotuma la ko laaj. élection wu jàmm. nit ñi voté ci jàmm voteel jàmm Kaolack xëy ci bésu jàmm. le 23 janvier bu jàmm ji gagné Kaolack xëy ci bésu jàmm. loolu nag waa Médina yi dama leen ci woo nag ci am responsabilité parce que ci ñoom laa bokk. fi laay judd fi laa yaroo. très bien le 23 janvier ci ngoon incha allah ñun ñëpp ñu ñëw fii ci Médina fête victoire jàmm fête victoire jàmmi gox yi Sénégal Kaolack Médina ñu commencé jàmm juddu. ju bees ju ñuy tabax ñëpp jàpp ci beneen enthousiasme ci contentement ci politique xam-xam ci politique dégluwante ñu génn ci xiiroo bi ŋaayoo bi mayante alal bi ak yoo xam ne finalement dañu koy def rek pour tuutil doomu aadama mais du yëkkati doomu aadama te ñun dañu bëgg doomu aadama bi yëkkatiku parce que ñun xam nañ ñun ñooy kan boo xamee yooy kan nag da nga yëkkati sa bopp waaye doo tuutal sa bopp te Kaolack dootul tuuteeti parce que ay doomam jug nañ Kaolack du jàmbatati parce que ay doomam jug nañ te lii ñu yëkkati nii maa ngi leen koy promettre du loo xam ne dañ koy tegaat dañ koy continuer ba keroog buuf tabi di wal parce que loolu la ñu yoreel Kaolack te dinañ ko def jusqu'au bout incha allah jàmm ji day mujjee gane jàmmi gox yi nañ ko xàmmee mooy piccum ramatu bi. ak asamaan bu leer bleu bii. dalal xelu ñëpp. très bien l'incarnation d'une jeunesse révoltée sur le côté positif frère Fadel Barro. merci beaucoup ça a été un plaisir jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi moo nekkoon sunu gan gu njëkk ci émission langue gi alors di am bés bu nekk bu ñeenti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu ñu ci dalal képp koo xamante ne ni ci candidat nga wala nga bokk ci liste yi donc fii ci Alfayda FM jaajëfal Wally Maja Seck bi nekkoon ci partie technique bi El Hadj Ibrahima Gaye mooy ki ko réalisé El Khalili ak Libas Bay ñu nekkoon ci partie digitale bi nga xamante ne moom mooy bu plateforme digitale rajo Alfayda ñu ngi di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi doon suivre sur YouTube Facebook yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon mbokk yi jaa ngeen jëf. lang gi dina langal képp kuy candidat te fëgg sa dënn di laaj diwaanu Kaolack seeni càkkuteef ak seeni bëgg-bëgg ak lan ngeen naral diwaanu Kaolack lan mooy seen pexe ci wàllu développement local bi suqaleku diwaanu Kaolack jot na askan wi kenn ku nekk di ko séntu ci candidat yi war a jël bokk moomeel bi ngir jiite ko ci atum 2022 lépp dina leer ci seen biir émission lang gi di 16h ba 17h bés bu yàlla sàkk dina langal képp kuy
candidat te fëgg sa dënn di laaj diwaanu Kaolack moo xam opposant la wala ki nekk ci parti au pouvoir bi candidat bi wala ay jegeñaaleem ci seen biir émission lang gi lépp ci lay leeree ay lang gi ci Alfayda FM ngeen di ko am diirub campagne bi yépp bés bu yàlla sàkk lay doon 16h ba 17h ñu di ci dalal kàngamu politique yi xam-xam fi lay feeñ liy suqali Kaolack fi lay feeñ kan moo nar a riigu ci biir chaise bi nekk ci hôtel de ville bu Kaolack topp leen ñu ci biir émission lang gi 16h ba 17h bés bu yàlla sàkk ci diirub campagne bi ñu baraste ko wutali 23 janvier atum 2022 cey 23 janvier cey émission lang gi ay Alfayda FM lang gi fépp foo mënti nekk ci biir commune ak département bu Kaolack ku bëgg a leeral say mbir sa digganteeg sa askan jaaral ci lang gi li lëndëmoon lépp dañ naan ko fang émission lang gi daal moom la askan